salaamaaleykum Imam Kanté tey waa Yes Dakar TV am mbégte ak kontaante fas yéene ànd ak yow ci suñu émission bi nga xamante ne moom la ñuy woowee diisoo. bismillahi rahmaani rahim soxna Bintu yow ak sa caméraman ak ñi ñuy seetaan ci seen média bi. Yes Dakar TV maa ngi leen di tatagal di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. question bi dama ciy sawar tontu parce que nekk naa di ci gëstu daanaka yàgg na ba lii ñëw sax daf ma bett mais maa ngi doon njortu ne mën na am. li may tàmbalee mooy ni man awma benn arrière pensée ci affaire bëgg féewale jullit yi ak nasaraan yeeg yu mel noonu. ndax loolu alquran mayuma ko. alquran dafa wax sax wa jaadilhum billati hiya ahsan na waxtaan ak les gens du livre alquran tur bu rafet la leen jox les gens du livre. ñi nga xam ne téere dafa wàcc ci ñoom. kon amul noonu boo xam ne alquran daf ma koy may ci ma koy noonu ak ahlu kitab dañ leen jox respect. beneen respect bi tax ma jox leneen li tax ma jox leen encore respect mooy secteur éducatif dafa sensible. droit universel la. boo xam ni xale yi dañ leen war a yar dugal leen ci ay institutions d'éducation te ñoom góorgóorlu lañ bu baax ci côté boobu. kon tamit wax dëgg yàlla li ñu gënaloon mooy Sénégal lépp ñu def ko ci jàmm. képp kuy Sénégal parce que suñu réew moo tax ñuy wax. képp kuy xale bu góor xale bu jigéen nga mën a dugg foo xam ni. def sa cursus sa jàng ba fu mën a yem nga eggali feneen. kon nag ñoom bi ñu yëkkatee mbiru xale yu jigéen yi di muuru loolu daf ma jaaxal parce que at yii ñu génn temps yi nga xam ne Kalidou Diallo moo doon ministre de l'éducation nationale yëkkati woon nañ lu mel noonu Thiandoum fi école Thiandoum bi ak Saint-Louis ñu yëkkati fa lu mel noonu ne xale yu jigéen yi muuru nangam ak nangam ay médiateur dugg ci ñu wax ci ñu bàyyi noonu. ba ministre bi génne benn circulaire Kalidou Diallo keroog rappelé na ko d'ailleurs ci bi ñu yëkkatiwaatee lii waa Saint-Gendarme daal di génne circulaire daal di ne école yi am nañ droit am règlement intérieur. mais règlement intérieur boobu mënta weddante ak la loi fondamentale du pays ak constitution au Sénégal nga xam ni dafa permettre n'est-ce pas ku nekk mën a dund diine. fekk tooñul keneen. léegi nag kon loolu Kalidou Diallo wax leen ko ñu bàyyi noonu xaw ma lu xew ba jékki-jékki Saint-Gendarme ñu jékki-jékki daaw bi école di tëj ñu wax ne année prochaine bépp xale bu jigéen bu muuru du dugg ci école. ma ne waaw lan moo xew loolu moo tax ma soupçonné ni dafa am ñoo xam ne daal affaire muuru xale yu jigéen yi moo leen neexul. parce que bu fekkee rek affaire ay kii diine bi lam kii diine bi lam seen école yi façon diine bu nekk. da nga ko fay fekk seen sœur chrétienne yi dañuy def seen muuru. di fa jàngale nekk ci personnel bi da ngay gis seen xale yi dañuy takk ay croix. kon nag léegi bu fekkee ne xale bu jigéen jullit mu def voile am waru leen gêner. ñoom ñu ne non du voile bi moo ñu gêné loolu mooy wane d'ailleurs seen contradiction yi du voile bi moo ñu gêné parce que Réana Tall boobu seen secrétaire bi daaw bi muy lay dafa ne non voile bi gêné wuñu d'ailleurs seen règlement intérieur sax am na ci boo xam ne sax dañu waxoon ne le voile est autorisé ci seen règlement intérieur léegi xam naa dañu ko bëgg a soppi ñu ne non voile bi gêné wuñu mais xale jigéen ñi def voile dañuy beru naan du ñu def xaw ma éducation physique nangam ak nangam ñu ne leen bu dee loolu la bu dee loolu kese la loolu kon ñun mën nañu waxtaan ak xale yu jigéen ñi ne leen même bu fekkee da ngeen muuru terew leen ngeen def lii ak lii ak lii et cetera kon loolu médiation de laaj rek. waxtaan ak parents yi même ñun ñii nekk imam mën nañ nekk ay médiateur xale yu jigéen yooyu ñun mën nañ wax ak ñoom et cetera mais daal ma sentir ne dafa mel ni daal dafa am ñoo xam ni affaire muuru bi daal bi jullit yu jigéen yi di def. neexu leen. te bu dee loolu nag nañ ko teg ci suuf parce que loolu mënul dem. fii ci Sénégal. loolu mënul dem histoire du Sénégal ak l'islam doole bi mu fi am. ak majorité musulmane bi fi nekk. loolu mënul dem damay wax tout le temps que ni. majorité fu mu am jàmm ak minorité na nga féliciter majorité bi kon bëgguñu fitna léegi su ko defee ministre bi génnaat ministre actuel bi dem waxtaan ak ñoom encore rappeler leen le même circulaire ne leen que même bu ngeen amee droit def benn règlement intérieur constitution Sénégal dafa autoriser diversité religieuse et cetera kon waru leen tere benn xale bu jigéen ndax muuru ngeen tere ko école ba ñëpp jàpp ne loolu réglé na ñu jékki-jékki école ubbi xale yu jigéen ñi di ñëw ma gis ci presse bi ñu ne dañ leen convoqué ber leen fële indi huissier génne leen ndaw si génnaat encore di wax ne non ñun dàquñu kenn parce que bi ñuy signé ñoom dañu signé ni te gis nañ ci règlement intérieur bi que ni dañu ne xale buy dugg ci école bi muy góor muy jigéen bopp neen nga war a def loolu jaaxal na trop parce que même ñoom seen école c'est d'inspiration chrétienne c'est pas une école confessionnelle am na ñuy def boobu confusion naan waaw jullit ñu fay def parce que école du école catholique école boo xam ne c'est vrai d'inspiration chrétienne mais c'est une école laïque donc léegi ñoom boo xoolee ba xool ci biir catholique sax
est-ce que yow mës nga dox fenn ba gis sunu yaay Mariam ñoom ni ñu koy jëmbalee nga gis ci cëram leneen lu dul xar kanamam kon muuru boobu sax cosaan la même ci tawraat cosaan la ci ak ci Linjiil kon nag man mënuma comprendre ñuy jël ay doomu jàmbur pour man dama ko tuddee violence symbolique et morale ay xale yu ndaw yow bëgg a dem jàngi nga ber leen génne leen école bi man gis ndaw lu ñaawlu naa ko trop et que loolu kenn du ko mën a seetaan parents yi ne dañuy porter plainte ils ont le droit mais man j'interpelle d'abord le ministre même parce que pour man c'est un gendarme sax c'est pas notre interlocuteur c'est le ministre qui doit faire appliquer la loi. D'accord tey ñu daal di gis xeetu discrimination boobu nga xamante ne école bi mu ngi koy am ci diggante ñooy yor li nga xamante ne moom moo di titre islam bi parce que xale bu jigéen ni ñu ko waxee na muuru dem ca école ba daal di jàngi tey ñu jël leen fa di leen fa génne xeetu discrimination boobu gisuloo ni ëllëg ak ci biir mën naa am beneen jéego boo xamante ne mën naa yee ab fitna yee ab xeetu violence. mën na yee fitna te boobaa nag wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko yee parce que ñaata at a ngi fii. école chrétien yi nekk fi mën nga wax sax ñoo fi ëppoon doole ba at yi daanaka école yi fi gënoon baax yëpp ñoom la ñu daggal leen ay fonciers yu baax fii Dakar loolu yëpp ñëpp di ko gis école yi fi gënoon a baax ñoom daanaka yu ci bëri ñoom ñoo ko yoroon am ay moyens et tout donte woon sax li ñuy wax naan ay école privée chrétienne yi seen qualité moo gën a baax yëpp dara du ci dëgg loolu ay propagande la rek tey jii boo jëlee école militaire bu nekk fële Saint-Louis di génne ay xale yuy def armée école bu baax la pourtant du affaire chrétien boo jëlee tey Mariama Ba xale jigéen yi fa nekk concours bu sévère dañuy def pour dugg fa pourtant du affaire chrétien niveau bu baax la ñuy am concours général bi lycée Limamoulaye dañ koy gagné ñaata yoon lauréat yi ay milliers ñoo nekk lycée Limamoulaye boo fa demee ngay waaru sax da nga naan fii nan la fi enseignant mën a jàngalee xale ndax boo xoolee environnement bi ni mu mel ak élèves yi ni ñu bëree école yi pourtant dañuy gagné lauréat donc loolu propagande la rek tegul fenn mais ala kulli xaal principe bi mooy que ni sénégalais bu nekk am na droit jàngee école bu ko neex ci réew mi fii muy école privée muy école publique te kenn du ko boddi ci affaire waaso wala diine wala góor la wala jigéen la wala yu mel noonu kon question wala ci xeetu comportement question boobu foofu la nekk kon ñoom noonu la mës a demee amul fitna kon nag léegi man am na ko may wax ci Facebook bi way li ngeen di wax day indi fitna man ne vous inversez toujours les choses mais fi nekk nii ba fi ñu nekkoon nii fitna amul kon jullit musuñ fi indi fitna ci affaire boobu kon li fi nar a indi fitna mooy li Saint-Jean d'Arc bëgg a def kon question bi loolu nañ di duut baaraam loolu moo gën ñu bàyyi ñun imam yi suñu réagir pour protéger les jeunes filles musulmanes ñu naan way yéen a bëgg indi coow jàmm lañ nekkoon ak yooyu kon nañ seet li ñuy wax tey jàpp nga ni ban solution lañ war a mën a taxawal ba mbir mu ni mel ñu daal di koy saafara te coow bi yëpp kenn du déggante ay boddante xeet solution bi daal lenn rek la mooy charte réewu Sénégal li mu tëral wax ne kenn du boddi kenn ci réew mi ndax waasoo ndax góor la wala jigéen la ñuy wax genre wala ndax région bi la bokk wala ethnie bi la bokk wala diine bi la bokk loi boobu baax na day indi jàmm te moo fi nekk depuis Senghor indi jàmm ba ku jóg parce que loi li muy jëriñ mooy ku bëgg a jalgati ñu ne la loi bi li la wax mais loi ça ne veut même pas dire que ni kenn du jalgati mais ku jalgati maanaam ku bëgg a jóg dal ci catholique yi wala nga dal ci julli ex ñu ne la loi Sénégal mayewu ko nga toogaat fekkee da nga bëgg a jaay doole état bi jaay la doole téye la kon loi boobu ba fi nekk ni baax na kon nag léegi ñi fi bëgg a indi problème mooy ñi bëgg a wàcc loi bi mooy Saint-Jean d'Arc li ñu bëgg a def mais am na fi yeneen école chrétienne Saint-Jean d'Arc benn rek la fi mais yeneen école chrétienne defuñu ko kon ñoom dafa pour man dafa am benn groupe radical daal je crois benn radicalisme chrétien bu Saint-Jean d'Arc bëgguma généraliser bu commencé bëgg jàpp ne symbole musulman yi dañ leen war a xatal ci seen école yi man loolu laa gis même daaw ñu ngi doon wax naan waaw non loolu benn décision la bu jógee seen école yi nekk France mais fii Sénégal la décision bu jógee France du fi imposé wu seen école yi am ci àddina bi yëpp noonu la ñun bi ñu vérifié ñu dem par exemple Niger ñun duñu ay ndondi de ñoo nous sommes des imams modernes on est réseauté dañu wut information bi ñu waxtaanee waa Niger yëpp nii seen école yi fa nekk kenn appliqué wu fa lii kon lii yëpp lu ko fi jaar ma war a wax dama koy wax mais ku ragal tooñ la ak génn yoon ak ëppal ak xaabaabal du ma ni sax ministre bi dafa lajj dara parce que ministre bi def na li mu waroon def mooy convoqué woon na leen waxtaan ak ñoom lu yaatu ba ne problème bi réglé nañ ko léegi nag kon léegi ñoom ñoo jékki-jékki defaat leneen léegi par contre ministre bi léegi fu mu nar a lajjee mooy mu seetaan lii te léegi sama xel mi ngi bëgg a tey parce que li ma jotagum gis ci presse bi ñu nekk le ministère est en train de suivre de près man lan la mooy suivre de près du affaire suivre de près c'est-à-dire il faut convoquer la direction de l'école et leur rappeler la loi
waaw du question suivi de près man mi lu may doon imam fii ci mosquée Point E bi fii am na loo xam ne su ma ko waxoon fii léegi suba nga dégg fu may mujjee suba nga gis gendarme jël si ma daal ne way imam la waaye nangam kon du question ay suivi de près problème bi mooy fi nekk ministre bi na leen convoqué ne leen vous appliquez la loi loolu rek la. tey parents d'élèves bi ñoom ñu daal di leen di jox ay règlement intérieur yi nga xamante ne ñoom moom la ñu régir ci seen i papier ñu ñëw xaatim ko daal di ciy amal seen i signature jël engagement ni seen i doom dinañ jàng ci condition yooyu tey parents yooyu tamit d'une part nekkul ne dañ ci am part de responsabilité. bon léegi mënuma ci sori parce que parents yi li ma gis ci presse bi mooy que ne ñoom ñu ngi porter plainte kon ça veut dire que ñoom d'accorduñ ci léegi nag ndaw soosu moom moo génn wax ne parents yi ñoom ñoo signé te bi ñuy signé xam nañ ne règlement intérieur dafa wax ne ren xale bu góor xale bu jigéen bopp neen nga war a ñëwee ci école bi. bon comme man gisuma ak parents yi wax ak ñoom d'ailleurs sax man bëgg naa jokkoo ak ñoom parce que il faut ñu jàppale leen xaw ma ndax parents yi bi ñuy signé ndax loolu la xam nga affaire règlement intérieur day nekk ay articles yu bëri yu sew nangam. c'est pas évident que parents yi ñëw xoolaat loolu mën na am sax parents yi jàppoon nañu affaire bi c'est réglé. ñu ñëw signé kon ndaw si moom du joxe boobu détail c'est de bonne guerre. du wax loo xam ni da koy dugal. moo tax man ma bëgg a am version parents yi mais ce qui est sûr c'est que parents yi dañuy porter plainte yóbbu affaire bi ci ministère yóbbu ko ci yoon. kon ça veut dire que d'accord ci. ñaareel ba. li ñu xam ci loi mooy que ni même bu nit signé te la mu signé daganul ci loi bi signature boobu valable. tey yow su ma la woowoon fii léegi signé loolu benn contrat boo xam ne bu ñu demee ci notaire bi danaan lii c'est pas conforme à la loi signature boobu du valable kon bu ñu jéem a naxee affaire ay parents yi gisoon nañ loolu signé ko. loi au Sénégal moo mayewul ngay signé luy boddi sa doom ndax diine ndax muuru ci école bi kon même bu ko parents yi signé woon nekkul ba tey argument bu valable. ouverture des classes daal di jot élève bi daal di ñëw moom ak parents wam ñoo fekk fa benn coow lu mel noonu est-ce que mënu kaa perturber tey ci jàng. mais bien sûr. mais day traumatiser xale yi man gis naa ni genre humiliation la mais lii vraiment rafetul dara te wax dëgg yàlla sunu mbokk nasaraan yi en général nit ñi dañoo amoon njort ci ñoom que ni ay nitu jàmm lañ duñu tooñ et pourtant c'est vrai parce que boo xoolee man damay gëstu bu baax parce que damay def religion comparée donc damay gëstu bu baax ci l'islam lu mu bokk ak mbiru nasaraan ak lu ñu wutee et cetera seen façon yarin ak yëpp mais effectivement évangile Jésus jàmm rek ndeysaan mu Jésus moo dem ba wax ne bu la nit pesee fii joxaat ko bii kooku jàmm rek boo bu rawatina affaire xale yi ak yooyu Jésus dafa ne ku def dara xale yi mën nga ko def sam papa dina jàppanteeg yow kon ñoom lii ñu bëgg a def nii ñoom ñoo bëgg a wàcc seen ànd kon nag léegi traumatiser ay xale xam nga xale ndeysaan bisu ubbee ni mu neexee ci xale solu war a mbëgte bi kon même bu ñu doon def loolu sax waroon nañu woo parents yi avant nangam mais daal lii ñu def nii rafetul ñu ngi fitnaal xale yi te wax dëgg yàlla teguñ ko ci yoon. d'accord mu def vidéo di dooleel Ouzin Keita di xas waa ji di ko yàq lu mel ni xeme loolee nag daal di tey xel que ni Ouzin Keita kon am na ñu nekk ci ginnaawam ñu koy dooleel. ah baax na parce que xam nga man bi ma jàppanteeg mbiru Wally Faye ak Wally Seck. bi ma jàppanteeg moom au-delà de Wally Seck. personne ñoo ma intéressé. mais képp koo xam ne da ngay jàllale wala di jàppale. loo xam ni baaxul ci l'islam bi. baaxul ci réew mi. incha allah tant que maa ngi am wér ak tal ànd ak sama sago di ma fekk ci yoon bi. léegi ñu bëri commencé di ko personnaliser. waaye imam na bàyyi xale bii li muy wax wóoru ko ma ne leen wóor bi ngeen di xaar. bu yegg see dëkk bi këpp. parce que y a assez d'indices. parce que koo xam ni yaa ngi jël t-shirt boo xam ni mënoo ñàkk a xam couleur bi lan la. nga sol ko la veille Gay Pride. te doo naan fe équipe nationale nga doon fête nga ne fa ñukk. maillot équipe nationale artiste du sol dara par hasard di yegg ci seen. ñooñu félicité la. neewoo leen bu leen ma tudd. tu n'es pas désolidarisé. ñu def seen photo def seen site ne la ñu li ñu mënta woon def fii ci Gay Pride bi defal nga ñu ko jaajëf neewoo bu leen ma tudd. ça veut dire des choses. ki nga àndaloon xarañ loo xam moom mu ne man bu ma gisee affaire bi xam ne loolu la ma delloo ko te ñaar ngeen ànd kon bu ko xarañ loo xamee moom war na mën a xam. y a assez d'indices. léegi nag Ouzin moom am na ñenn nit ma ne wérul man du ma toppatoo mu affaire Ouzin bay mën a xam ndax wér na wala wérul li ma xam mooy dof-dof lu bëri na ci réew mi léegi. léegi Sénégal moom mën nga fi dof-dof lu ba am fi ndomb tànk wala nga am fi alal. Sénégal moo tëddee noonu ndeysaan man daal mais li ma ko wax fa laa ci yem. dama ne nee na barigo la tudd xaw ma ne gor bu nangoo nekk barigo ñu bërëng la fooye la sa affaire la. léegi Pape Mbaye moom di ko jàppale. ki nga xaritoowul du la jàppale. moo tax yéen saa salaam dafa wax ci benn xadis man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum koy nurul ay nit yéen a bokk mbir. kon nag Pape Mbaye boobu am na ñoo xam ne ñemewu leen tudd. waaw kon xëy na ñi mu xaritool xam leen ñoom lay jàppale. kon nag Ouzin na seetaat boppam.
su ko defee nag man sax jubluwuma ci ne kuy dugg ci yooyu rek loolu nga ci boppam parce que charia moo ma tënk. lu ma tegul sama bët nii man ak yeneen ñetti nit. te déggoowuñ ko ñëw sañu maa wax ne yaa ngi loolu muy góor ak jigéen muy góor ak góor muy jigéen ak jigéen. kon du ma egg ci foofu mais nag ku leen di jàppale laa bëgg nga xajal ñu xam nga ñun lu ñu bëgg ñun imaam yi leader religieux yi lu ñu bëgg mooy ku bokkul ci ñaari tur yi bul nekk écran entre ñun ak ñi fi bëgg a dugal loolu xajal ñu gis ñooñu ñun ñu jàmmarloo ak ñoom mais bu leen jàppale wala nga leen di dimbali te léegi ñoom dafa bëri ñu leen di jàppale ci ay symbole ci ay col ko ci ay waxin ci ay yu kenn xamul comme Ousin li mu def loolu jàppale ñooñu la dégg naa ko muy xuloog tayëram bi xaw ma yaa ma ñëwal ni ko affaire am la mais ñun li ñu xam mooy réew mi insha allahu taala l'islam doole bi mu fi am mag ñi depuis 10 siècles li ñu liggéey l'islam ba fii ba ci génération yi mujj yi muy Cheikhul Khadim muy Hajj Malik ak ñeneen liggéey boobu duñu bàyyi benn xale fii wala mag wala góor ak jigéen mu koy nax saay di fi samp loo xam ne bu fi sampee l'islam jóg waaw parce que am na loo xam ne bu fi sampoo l'islam dem yoonam. daal dem yoonam tey ñu daal di gis ne combat bi nga xamante ni moom ngay mëne ci jëm ci suñu wàllum diine ci suñu wàllum aada ci suñu wàllum cosaan ku xam Imam Kanté ci nga ko xam ci lay xar tànk tubayam suba bi ngoon guddeeg bëccëg di ci xeex ñu gis tamit keneen koo xamante ni muy Mame Makhtar Gueye moom tamit combat boobu la am di ko xeex waaye dañuy gis ne Mame Makhtar Gueye ak Imam Kanté duñu ànd ci combat yooyu lan la yéen ñaar seen diggante. ala kulli xaal Mame Makhtar Gueye je le respecte il me respecte léeg-léeg ñu waxtaan c'est vrai que depuis affaire Wally Seck bi jotuñu waxtaan xam naa ne am na gêne bu am parce que am na taxawaay yu mu ci am yoo xam ni tàgguwuma ci waxtaanu ci ak man te it am na ci loo xam ni ànduma ci te d'ailleurs am na ci par presse croisée am na yu muy wax man tam am na lu may wax mais ci biir loolu yëpp man ak moom ba tey amul benn fitna direct dégguma ko mu wax dara loo xam ni lu ñaaw la ci man moom tam déggul ma wax ko lu ñaaw ci moom en tant que personne mais ñaawlu naa ay démarches te incha allah taala fa laa ciy bëgg a yem parce que mag la kilifa la te it xam naa ni l'islam la féete parce que bu fekkoon caaxaan lay jàppale kon sax duma am ak moom wax kon bi ma duggee aar li nu bokk moom moom njëkk a woo ne ma yow foo dem wóolu naa fa même bu fekkee miinu ma ña fa nekk comme yow yaa nga fa jox leen sama contact ma bokk ma ne ko ñëwal kon ça veut dire que am na respect bu ma témoigner mais nag ci affaire Wally Seck bi gis naa def na erreur ci démarche bi parce que bon expérience bi mu am yëpp ak affaire presse ni mu doyee waar nga ne cëpp ci seen kër ñoom par hasard ba pare nga toog 48 heures après doog a leeral lu tax nga dem fa loolu xawoon na ma jaaxal te wax naa ko tam ci benn émission ma ne ko loolu erreur la ma ne ko deuxième erreur mooy l'objectif c'était pas forcément dañu yërëm Imam Kanté bëgguñu ñu jaga jagatee ko yóbbu ko tribunal ma ne ko non tribunal mënoon nekk tribune aussi pour man pour ma expliquer que nit ñi li ñu fi bëgg a def loi Sénégal nangu ko et cetera et cetera loolu par exemple jaaxal na ma parce que bon xoolal depuis affaire Wally Seck ba affaire conférence de presse ba bon xawoon na ma jaaxal le fait que Mame Makhtar amul benn yoon bu mu yëkkati téléphone am sax woo ma ne ma mbaa yaa ngi ci jàmm est-ce que mën nañu waxtaan ba ci conférence de presse ba loolu jaaxal na ba fi ñu toll nii sax boobu tey jotuñu wax bon mais falaa ci mën a yem bëgguma xaababal wala wax ci lu ëpp mais amuñu benn animosité en tant que individu mais nit ku libre la man tam nit ku libre la donc moom li muy def te assumer ko personnellement wala mu assumer ko au nom de Jamra mbiram la man ma assumer sama discours bopp ak samay posture bopp. d'accord tey nga daal di wax li nga xamante ni moom moo di aar lu ñu bokk dugg nga ci bokk nga ci waaye dañuy faral di gis ngay féliciter kii di Ousmane Sonko nekk njiital parti Pastef ñu bëggoon a xam sa relation ak Ousmane Sonko. bon faral di ko féliciter yaakaar naa ni peut-être c'est un peu trop dur parce que dinaa toog ay semaines du ma wax ci mbiram samay post Facebook question de société yi laay traité su ma traité dara fekk moom mu bokkaale ci te am position bu jaadu rek ma waxaale ko mais du position yëpp sax lay partagé ak moom par exemple 94 milliards yi bi mu ko yëkkatee man dama bind sama Facebook te xam naa ni ànd ak moom ci parti bi ak ay fan sama yooyu am na ñu bëri ñu ma ci mere woon sax parce que bu mu yëkkatee affaire 94 milliards dama ko ne y a pas suffisamment de preuves pour l'opinion publique c'est-à-dire yow rek mënoo taxaw daal ne benn fonctionnaire lekk na 94 milliards man soo ko maa ko wax rek ñu gëm la ma ne ko déedéet mënul demee noonu déedéet nous sommes des citoyens libres am na yoo xam ni dafa war a tegu ci yoon am na ñu bëri ci fan sam yoo xam ne dañ ma mere woon ci loolu ak yeneen yoo xam ni mën naa ci bañ a ànd ak moom mais en même temps c'est pas parce que dafa am ñoo xam ne dañoo noonu ak moom bëgguñ dégg turam wala yu mel noonu ba tax ma léegi su waxee loo xam ne dama jàpp ne lu juste la dégg nga kon dama ci ànd ak moom par exemple lu mujj lu ma gis mu wax ko ci affaire fer de Falémé bi bon man ba fi nekk ni am na lu ma ci leeru jotuma xool document yëpp aussi du ma spécialiste moo tax damay màndu ci yenn wàll yi mooy que ni du ma spécialiste am na document yoo xam ne tey man kese mënuma ko analyser ba xam kii ban année la est-ce que valable na et cetera mais ci principe dama ànd ak moom
dama ne mi ngi jouer rôle bu am importance ci li ñuy tuddee exercice de bonne gouvernance exercice laa ko tuddee parce que exercice de bonne gouvernance mooy ku nekk nga jël ci sa cër moom am na droit en tant que opposant laaj gouvernement bi foo ci toll am na document yi dégg naa ni foofu laa wax ne mi ngi ci jouer rôle bu am solo parce que am na parti politique yu bëri yu fi nekk njëkk ko ci politique mag ko ci doo leen dégg ñu ne duut baaraam mbir yooyu wala sax ñu ngi waxtaan ci suuf nu ñuy duggee ci nguur gi mel noonu kon foofu laa koy féliciter ne mi ngi apporter lu bëri Sénégal ci côté bonne gouvernance mais en même temps ku xool bu baax li ma bind wax naa ni en même temps transparence tamit wax naa ni mënta nekk à chaque étape gouvernement buy négocier ak benn parti mënul fu mu toll rek wax ak opinion publique bi kon côté boobu tamit par exemple dama fay def nag te ñu di la jaajëfal bu baax Imam Mactar Kanté di rafetlu bu baax dalal bi nga xamante ni dalal nga ko waa Yes Dakar TV ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin tàggatoo ak internet yu Yes Dakar TV. di leen féliciter di leen wax ne ubbeeku naa ci seen média bi di ñaan borom subhanahu wa taala mu defal leen tawfiq ba seen liggéey ngeen am moyens yi ngeen ci soxla muy gën di rafet bu ngeen soxlaa ni am na kàddu bu ngeen soxla ci man bu ma ko yëgee naa ci participer maa ngi nuyu internet yi moo xam ne nekk Sénégal bitim réew. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.